son ITV juróom-ñaari waxtu jot na mbokk yi bismillah ci xibaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci wàllum rek exploitation ressources pétrolières ak gazières fii ci Sénégal nag taxawaay bu ci am solo ay acteurs économiques ak entreprise nationale yoo xam ne ci secteur boobee la ñu daal di yëngu amal ndaje bu am solo ngir waxtaanee naka la ñu def ngir gën a dooleel lii di nag petites et moyennes entreprises yi nekk fii ci Sénégal. bokk na ci xibaar yi ca diwaanu Kolda ngir nag daal di wàññi accident yi am ci dem beeg dëkk bi campagne bu gendarmerie ànd ceeg askan wi fas yéene amal nag sensibilisation bu takku ngir wàññi lii di l'accident yi yokkaat tamit gën a waxtaan ak askan wi waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di chauffeur si foofee ca commune bu Giro boo Yoro Bokar moo dal niki ren capitaine ki nga xamante ni moo di Jibril Félix Sembène ak i nitam taxawal nañu rek ab kuréel ngir nag gën a ñaaxaat askan wi wàññi accident yi xibaar yi bokk na ci wàccaayu tabaski bi xam ngeen li ci des bareetul ñu wutale ca diwaanu marché bu Castor foofee nag la ñu fa mën a gis daanaka mbiru ren gi dafa xaw a daal di lajj buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne askan wi daal di nañ ko yëkkati rawatina ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi la ñu gis mooy ren ji wute na nag tabaski yu ñu daan nemmeeku ndax nag waxtu yi bu jotoon la ñu doon jaay da doon jéggi dayoo clients yi dañuy ñëw waaye ñi cëpp ci ñoom dañu laaj ci prix bi rek daal di delluwaat nañ ci ànd ak Elisabeth Gracine mu doxantu woon foofee ca marché Castor mbokk yi li moo gën a fës ci xibaar nis gis ñu dikk ak yéen ci àttal gi. bismillah mbokk yi ci xibaar yi dañu koy doore ak Dakar mi dalal niki démb ba néegi ni rek li nga xamante ne moo di assemblée régionale Afrique bu ëmb nag assemblée parlementaire bi francophone dajale nag lépp loo xam ne député la ak njiitu assemblée nationale yi nekk ci Afrique francophone solo si di ay fan yoo xam ne dañuy waxtaan waaye tamit amal ci liggéey bu mucc ayib ci yu jëm ci enjeu politique ak économique fii ci continent africain daje boobee rek nag ci talaata bi la ñu ko daal di tàmbali dañ ko fas yéene clôturé El Malick Ndiaye moom mooy njiitu assemblée nationale ñu teewlu ko mu dellu si waat ci solo ndaje gi. Sénégal nag nekkoon doon dalal bi ginnaaw xëy na lu ëpp ñaar fukki at ñu ko doon dalal tey mu nekk 32e bi ñu amee woon fi waxtaan yu am solo jëm ci lépp loo xamante ne ni crise interne la ci Afrique ñu taxawal ay mission taxawal nañ fi 3 mission. benn boo xam ne ci Guinée-Bissau la jëm ñu dénk ko Sénégal benn boo xamante ne nii mi ngi jëm ci les pays de l'AES Mali Burkina ak Niger ñu dénk ko Togo mu ci ànd ak Maroc waaye beneen bi nga xam ne aussi mooy au niveau des Grands Lacs Maroc ak yeneen réew nga xam ne diggante ko RDC Rwanda et autres ngir ñu indi ay solutions durables. beneen bi nga xam ne aussi am na solo mooy lii nekk di xew ci Proche ak Moyen-Orient moo xam diggante Israël Iran la wala États-Unis signé nañ ci aussi ay mémorandum d'entente entre parlement au Sénégal ak parlement au Côte d'Ivoire entre aussi parlement au Sénégal ak parlement au Gabon donc loolu day tax rek Afrique yëpp doon benn et que unité africaine gën a yomb te moom moo nekkoon sababu ndaje bi. mi ngoog mën na ay kàddu El Malick Ndiaye di njiitu assemblée nationale Absa Diokhane moo doon tàttan ay kàddoom ñu wutali ca Kaolack ngir yeesalaat lépp lu jëm ci wàllum yoon ak yoonal njiitu nag centre de formation judiciaire di Souleymane Teliko ma nga fa woon ngir amal fàppaleel goo xam ne dañu ko jagleel ñi fay liggéey ci wàllum yoon solo si mooy gën a taxaw askan wi ci càkkuteef gi nga xam ne soxla na ko bokk ci wàllum yoon waaye tamit fexe ba lépp loo xam ne jumtukaay ak li ci mën a daal di àddu ñu mën ko daal di baral ngir nag fexe ba daal di amal benn culture bu performance ak dynamique gën a ñoŋalaat secteur wàllum yoon ak yoonal foofee ci Kaolack ñu teewlu ay kàddu Souleymane Teliko moom mooy njiitu directeur général nag du centre de formation judiciaire ak Sekou Diallo. centre de formation judiciaire daf fi ñëw tey pour organiser benn session ci thématique bu ñuy wax management des juridictions maanaam nan la ñuy diriger juridiction yi parce que dañoo jàpp ni. que nga nekk magistrat wala nga nekk administrateur des greffes naam da nga war a am ay compétences techniques mais su fekkee da nga dem ba war a diriger da nga war a am ay compétences managériales yoo xam ne moo lay permettre nga diriger service bi ñu la jox ci ni ko service bu bëggee ni ko intérêt général bëggee. jàpp mooy service public de la justice comme beneen service public bu nekk da nga war a nekk ci dynamique amélioration continue même su fekkoon da nga jàpp ni li ngay def baax na mais. amul perfection amul fenn donc jàpp nañ ne ñun dañoo war a nekk dans une dynamique d'amélioration continue amélioration boobu nag dafay jaar ci
nga gën a tàggat ñi nga xam ne dañu leen jox service nga tàggat leen si naka la ñuy war a mën a yore service ba nga xam ne dañu am résultat yoo xam ni mucc ayib la yoo xam ni dina satisfaire dina nekk intérêt justice dina nekk intérêt justiciable. résultat yi ñuy xaar mooy bu ñu paree session bi danañu mën a identifier ay outils ay techniques ay bonnes pratiques de management yoo xam ni dañ koy partager entre tous les acteurs pour que même ñi nga xam ne ñëwuñu fi tey danañ si mën a bénéficier appliquer ko fi ñu nekk foofu. Souleymane Teliko ñu waxtaanee rek ci ndaje bu mag bi nga xam ne amal nañ ko fii ci secteur wàllum gaz ak pétrole fii ci Sénégal nan la mën a soobee loxoom gunge ñi nga xam ne ñoo di entreprise yu ndaw yi di petites et moyennes entreprises ñi nga xam ne ñoo yëngu ci secteur boobee nag ñu amal ndaje bu am solo waxtaanee ci lu nu mel ci seen xel ak seen xalaat naka la ñu def rek ngir gën a dooleel wàllum xëyu ndaw yi waaye fexe ba gunge entreprise yi fii ci Sénégal ñu gën a soobaat seen loxo lool ci wàllum koom-koomu réew mi waaye itam gën a soob seen loxo ci lii di nga xamante ne moo jëm ci exploitation ressources naturelles fii ci Sénégal Daouda Ba lañ ci àndal ak Mafal Fall. Sénégal bokk ci réew yi exporté lii di pétrole depuis juin 2024 ba léegi yan pexe lañu war a teral ba entreprise locale yi mënoo gis seen bopp ci secteur bi bànqaas bii di chambre de commerce bu Ndakaaru ay borom xam-xam ak chef d'entreprise la réunir ngir xalaat jib ci naxa la ñu war a def ba suqali bi secteur. ñu amee pétrole ak gaz ba léegi nguur gi bàyyiwuñu di ñu wax ne am ngeen ci wàll am ngeen ci cër loolu nag naka lay demee ak nan la ñuy def ba bénéficier wu ci. loolu mu ñu ko woon a def wala ñu sori ci te indi wuñu experts yi ñoom ñu wax ñu lan la loolu pétrole le ministère du commerce kenn ku ci nekk am nga loo ci indi opérateurs yi tamit muy les chefs d'entreprise ñoom tam wax nañ seen xalaat ci loolu. ñun en tant que kërug liggéeyukaay yi ñu seet nan la ñuy def ba gën a mën a indi sujet yu mel nii jàppale nit ñi ci yi nga xamante ne mooy seeni préoccupation. mbébét bi mooy déglu xalaat ku ne ba pare proposer ay recommandations. chaque trimestre chambre de commerce day organiser li ñuy wax un grand débat économique jël sujet boo xamante ne xam nañ ne day soxal bu baax a baax yokkute sunu entreprise yi ñu waxtaane ko loolu nag bi ñu ko defee tey panélistes yi ñëw nañ bu baax a baax ci texte yi nga xamante ne moom la réew mi am ak entreprise yi aussi pour ñu mën a jariñu ci loolu yan taxawaay lañ war a mën a am ñoom it pour mën a bénéficier wu ci loolu bu baax a baax. ndaje bi nag ci njàppandal ministère bi yore lépp lu jëm ci wàllu énergie lan ko amal ñoom waa ministère bi fas nañu rek yéene accompagner entreprise yi ndax ñu mën a participer bu baax ci secteur énergie bi. et comme leen xamee contenu local du leneen lu dul lan nu mën def rek ba entreprise locale yi mën a capter seen part de marché ci activité pétrolière gazière et minière yi. ni activité bi tamit dafa laaj ay exigences yu élevées bu ñu naxante mooy que suñu bëggee participer ci activité yi et capter vraiment la part des investissements donc lan ñu war def mooy favoriser ay consortium ci entreprise ñu daje ñu lënkaloo pour mieux capter ces parts de marché là ñu former leen aussi ñu capacité nos ressources humaines aussi locales. pétrole ak gaz nekk ay meññeef yu am solo lool ba tax askan wi di dund rek yaakaar bu baax ngir ku ne mën ci gis sa bopp ba tax chambre de commerce bu Dakar teg ay jéego ngir coppite mën a am ci bi secteur. Daouda Ba ñu wutali ca Kanel foofee nag collectif bi taxawu kii di Abdoulaye Omar Diallo jot nañu janook taskatu xabaar yi ngir daal di ñaaw lu ñu gis ne dañu ko jëlee ci entreprise bu mu doon liggéey ci anam bu jaarute yoon jàpp ne wàllum injustice la doom la ci biir réew mi war nañ ko rek a xoolaat nañu ko dàqee ndax nag juróom-benni fan ci weeru mai la ñu ko jox benn notification boo xam ne dañu ko fay jëlee lu nu mel nag tax ñu ci woo jëwriñ gi nga xamante ne moom la ñu denc wàllu gu nu mel di Cheikh Tidiane Dièye te mu fas yéene àddu fukki fan ak juróom ginnaaw bi nga xamante ne rek war na ci mën a àddu ngir nag fexe ba soobaat doomu Sénégal boobu ci bërëb bi nga xamante ne fa la doon liggéey Kanal dañ ci ànd ak Amadou Mar Diallo. Le jub jubal jubanti n'est pas un slogan de campagne. waa kuréel gi jàppale Abdoulaye Omar Diallo jël nañu yegle bigi ci kilifa yi yor yooni ndox ak lag yi ñu dàqal seeni naataango bi fukk ak benn ak ci liggéeyam ci nguur gi ñu tàkk ay morceaux yu xonk kuréel gii di def lu mel ni ay boor jooytu lu ñu woowee ab dindi bu ñaaw bu benn ndaw liggéeykatu daara bi. gën a importance mooy ñu wax ci cadre ñu féetee ci problème bu am diggante moom ak la directrice du ma nee sax moom ak la directrice parce que moom dafa nekk nit ki nga xam ne un ingénieur en informatique ku def 11 ans de service ba pare nekk le délégué muy siège ci collège administratif bi kooku bu ñëwee di wax
luy avancer loo direction bu muy liggéey je pense que loolu jarul woon dàq dafa ñëw laaj li nga xam ne lii ak yelleef ñu fay liggéey la loolu jarul woon dàq malheureusement nag directrice bi def na lu ko neex mu ñëw di ko envoyé benn citation au niveau du tribunal antuwul mu ñëwaat tey di ko dàq. ci jànkonte ak jafe-jafe yi kuréel gi jàppale Abdoulaye Oumar Diallo mi nekk ci Kanel mu ngi sàkku ci jawriñ ji saytu di Cheikh Tidiane Dieye. ñun ñu ngi koy laaj moom mu delloo ko ak yelleefam loolu nag ki ñu ciy woo mooy ministre bi Cheikh Tidiane Dieye depuis boobu léegi mu ngi noppi waxul dara ñu ngi koy laaj nag kii di Abdoulaye Oumar Diallo doomu Fouta doomu Kanel nga xam ne liggéey lañ ko xamee ak yaru kooku lañu bëgg moom ministre bi mu ñëw delloo kooku ak yelleefam sinon li ko mooy fii ak 15 jours buñ ko deful ñun daanañ wàcc def leneen lu gën luñ def lii. ndaw kuréel boobule nag ñu ngi jógee ci bépp ber bu Kanel ñu xamle ni nag dañoo bëgg a topp bépp yoon ngir ñu delloo si yelleefam te ñu ngi ñaan askan wi ñu wéy di taxaw ci dossier bi. ginnaaw Kanel ñu wutale ca Kolda foofe nag ngir wàññi accident yi am ci dem beek dikk bi campagne bu gendarmerie nationale ma ngay bëral à sensibilisation bi ak moom ak askan wi bi la yoon nag commune bi nga xamante ne moo di Giro Yoro Bokar moo daal di dalal ki nga xam ne moo di capitaine Djibril Félix Sembène moom ak ñoñam ngir ñaaxaat askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoo di chauffeur si ñu xool seen taxawaay ak anam ji nga xam ne noonu la ñuy dawalee ngir musal askan wi ci wàllum accident yi. Kolda dañu ànd ci Seydou Diatta. askan wi yeewoo ci commune bi di Sakho Bijji wàccaat nañu ci mbedd mi ngir yëglu ñeel mbir mi suuf bi nga xamante ne lëmb na seen gox bi yoon it ki nga xamante ne mooy jaraf dëkk bi di Bakary Balde moom la ñuy joxoon it baaraam tuuma. suufu Sakho Bijji ñi fay dëkk tey jii nii di fa yeewoo ñu ngi am jafe-jafe boo xam ne ñu ko teg ñi mooy ñi nga xam ne dañuy jaay suuf bi ñu moomul. monsieur le maire jël sunu parcelle jox ko keneen dëkkee foofu noonu mu nekk sunu jafe-jafe ñu la koy wax waaye maire bi saa yoo demee di ko wax keneen li ci gën a bëri dañ leen naan porter plainte waaye boo demee tamit porter plainte fi ngay mujj mooy dossier classé sans suite. commune bi di Sakho Bijji féete ci sow jant commune bu diwaanu Kolda li nga xamante ne mooy Mbijjo Mballo ñëwul wàllum suuf yàgg na fa lool te ki nga xamante ne mooy jamono ji jaraf dëkk ba di Bakary Balde moo ne de amoon nañu yaakaar ci moom lool laata muy nekk ci bopp commune bi waaye bu ñu sukkandiku ci askan wi yeewoo ci diwaan boobe lépp li nga xamante ne déggoon nañ ci te xaatim déggu ñeel wàllum lotissement bi daanaka doxul ci benn. sunu tool ñun ñoo ko occupé pendant des années et des années bañ lotissé ba pare mu xamal ma ni tool bi partage bi après 50-50 lay doon. à notre grande surprise mu jël tool bi attribué ko Kéba Dabo loolu yoon la. li ñu gën a naqari tey jii nii mooy maanaam baadoolo yi saa yu ñu amee jafe-jafe ak borom doole yi baadoolo yi dañuy ñàkk gis nañ suufu Ndengeleer borom doole ñàkk na gis nañu suufu Mbuurkat borom doole ñàkk na parce que justice dafa wax li nga xam ne moom mooy dëgg waaye ñun saa yu maire bi ne justice ñun toujours ñooy perte lu xew. xëccoo wàllum suuf tar na lool ci commune bii di Sakho Bijji ñu nga xamante ne Mbijjo Mballo ñeel wàllum suuf dox na seen diggante ñu bari ci ñoom mujj nañu dem fu mbax na doone benn waaye ci diwaanu gi mel ni Kolda nag nga xamante ne bari na ñoo xamante ne amuñu kayit lu dul suuf si maa ngi koy donno ci sama maam bu ñu taxawee ci ëtt attekaay yi daanaka dañuy xaw a néew doole lool ci kanam yoon ak nu mu bindu ñeel wàllum suuf ci mim réew. mi ngoog Seydou Diatta du élément bu gën waaye xam naa rek ci xibaaru kàllaamay nasaraan daan ci dellu si ngir waxtaanee wàllum fexe ba jëlee accident yu bari yi nga xamante ni mi ngi fi am wàccaayu tabaski ji ren taq na suuf lool ci Sénégal yi rawatina ñi nga xamante rek ñoom ñooy jaay fale ca marché bu Castor li ko firndeel ñu bari ci jaaykat yi ñaxtu la ñu nekkee noppi nañu ndax nag ñu bari ci clients yi dañuy ñëw xool demaat xam ne réew mi moo fa toll nee na bii ren ji du fi mës a am te yàlla na bu mu tasewaat ak beneen Elisabeth Gracine lañ ci àndal ci reportage. ca marché Castor ay commerçant yu bëri dañuy inquiété wu ci ni nga xamante ne clients yi bëree guñ ci waajal tabaski bi ñu jàpp ne tabaski bi dafa wuute torop ak yi ñu weesoo. tabaski daa am est-ce que tabaski am na réew mi dara doxul am leen. ndax nag clients yi ñoo ngi ñëw ñu jënduñu dara. bu ren bii bu dajeeg moroomi tabaskeem dina rus. jaaykat yi jàpp ne waajal tabaski bi da doon gën a xumb nii. marché bi gis nga de yéen a ko gisandoo ñun ñëpp ñoo ko gisandoo waaye neexagul moom xaw ma nag si kanam mais ba tey nii moom neexagul moom te doon na gën a neex ni bu événement bi doon jubat si bu desoon 10 jours wala bu desoon 15 jours
marché bi day commencé am client normal ñun ñëpp di gis suñu bopp si marché bi waaye ba tey nii moom affaire yi changement amagul moom. ci li soxol client yi nag njëg yi xawul cher lool. waa njëg yi man je trouve que c'est abordable vraiment par rapport ak prix bi ma fi fekkoon ba le passé ak prix bi c'est la même chose benn hausse laa gis juste par rapport ak prix pomme de terre bi parce que le sac coûte 10 000 francs à part loolu soble bi bële 5 000 sax laa jënde woon bi dañ ko wàññiwaat. tabaski desi ni ay fan yu néew ca marché Castor jaaykat yu bëri gisaguñ ay clients mu nekk lu leen jaaxal lool waajal tabaski bi. farul du mel noonu. Elisabeth Gracine tabaski ren wuteeg bi nga xamante ne moom lañ daan gis ak xumbaay ak mbumbaay ci marché Union européenne di woyal ndimbal gi nga xamante ni mi ngi koy defal Sénégal ci secteur wàllum entrepreneuriat jaarale ko ci ay programme yu bari fii ci Sénégal mbébét boobee rek lu toll ci fukk ak juróomi entreprise yoo xam ne daal daanaka ci jafe-jafe la ñu nekkoon ñu gunge leen jàppale leen taxawu leen rek ba ñu mën a amal ab croissance bu yàgg dañ ci ànd ak ab sa joxaani ak baraso. fii ci Sénégal ñii di waa Union européenne daal dinañuy dugal koppar gu takku ci wàllum entrepreneuriat bi boobule ànd bi ñuy am ak réewum Sénégal jóge na ci ànd jàppale jëm ci ànd lëkkaloo. En quelques années, nous sommes passés d'une logique d'aide au développement. ci ay at rek jógee nañu ci ndimbal jëm ci partenaire gagnant léegi nag secteur privé bi moom dafa war a jël wàllam ci mbir mi ngir taxawaay bi ñu amoon loolu nag nekkul suñu mbëbët waaye gouvernement africain yi ñoom seen bopp ñoo ko daal di sàkku rawatina réewum Sénégal. Des gouvernements en Afrique en général mais au Sénégal en particulier. Union européenne ak ay waayam daal di nañuy teg ay programme yu màcc. ngir sukkali xëy mi fii ci réewum Sénégal waaye malgré jàppale boobu ñu saytu gis nañ ni ñii di PME yi ñu ngi wéy di jànkonteel ay jafe-jafe yu bëri. Dans ce cadre et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les programmes. ci loolu sax la ñu amal programme yi ni mel bokk na ci Active Invest ak yeneen ngir rek ñu accélérer ci jotum financement yi jëm ci PME sénégalais yi le ñaax fukk ak ñeent PME sénégalais jot nañu ci yooyule programme fukk ak juróom ñaax jot nañu am ay assistance technique. Un financement et de l'assistance technique. État du Sénégal nag desu ci benn yoon ginnaaw ndax mu ngi wéy di leen jàppale. L'accès au financement est un problème. L'accès au marché surtout certains marchés étrangers parce que jot ci marché européen yi nekkul lu yomb waaye itam droit de douane bu weesoo loolu lay am na yeneen exigence yi nga xamante ni nii suñu PME yi dañuy am jafe-jafe ngir ñu daal di koy respecter ay structures yu mel ni ADPME ITA ak yeneen dañ fay nekk rek ngir daal di leen dimbali. L'ITA et d'autres encore sont là pour les accompagner à mieux adresser les marchés extérieurs. ci fàttali cérémonie bi mu ngi amoon ci lii la ñuy wax quinzaine de l'Europe défi majeur bi nag du lenn lu dul jàppale PME yi ngir ñu mën a sukkaliku waaye ngir ñu mën a yegg fu kawe. Absa Joxaane wàllum tàggat yaram rek ñu waxtaanee ko ak équipe bi nga xam ne mooy RSE bu Diass nag di waajal ci cadre responsabilité sociétale à entreprise nag ñoom ci bërëb boobee ci lépp lu jëm ci wàllum koom ci Diass nag jot nañu jébbal équipe basket bi nga xam ne moo fa nekk ci commune bi lu takku ci ay équipement yi nga xam ne ndaw yooyu soxla nañ ko ngir gën a mën a wéyal seen ma tàggatu Diass ñu ànd ci Mountaga Kane. société bi ñu dippee Germany West Africa. daal dina jàppale équipe bu basket bu Diass ci équipement yu am solo ak yeneen i matériel. donc bi mu ñu waxee équipe yi mu am ñu fexe ba équipe bu nekk am jeu de maillot bi nga xamante ne dina ko permettre mu jouer mais jeu de maillot bi koy permettre aussi mu préparer wu échauffé wu bu dugal ci aussi ay ballon dugal ci aussi ay cerceau. président wu district de basketball bu Mbour moom it rafetlu na bu baax jële jëf xamle na ne jëf ji mu ngi soog a am. bi mooy njëkkeelu yoon may gis. entreprise ci département de Mbour bu accompagner benn club de basket. bii mooy première fois ma gis ne maire commune def na loo xam ne xëcc na ci entreprise yi nekk ci goxam pour ñu accompagner club basket boo xam ne amul moyen amul doole. jëf ji rëy na rëy goo xamante ne nii li tax nit ñi gën ciy kontaan mooy dirigeant yi équipe bi dañoo xar seen tànk tubéy ngir yëkkati basketball bu Diass ca kaw ca kanam.
mais di kontaan aussi ci suñu frères yi nga xam ne ñoom ñooy pratiquer le basket ici à Diass ndax ay nit ñu am pas-pas lañu waaye aussi nit ñu am discipline lañu mais nit ñu gëm li nga xam ne moom la ñuy def lañu waaw di remercier waale aussi le président mais aussi les coachs qui accompagnent ces enfants pour ñu mën a atteindre seen objectif. mu ngi woo entreprise yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diwaan bile ñu daal dee def ni bile société def ngir jàppale sport dëkk bi. li ma leen di dénk rek bon dans le cadre de la RSE li nga xam ne moom la ñu warloo ak la population diassoise ñu bañ a sax xaar pour nit di dem ci ñoom pour di leen ko laaj mën nañu citer Germany comme exemple. kilifa yi nekk ci bile diwaan ñoo ngi ñaan képp koo xamante ni jiite nga société nga daal dee taxaw ngir jàppale diwaan bi ci fànn yu mu mën a nekk. mi ngoog Mountaga Kane Mamadou Dione moom mooy maire nag bu Diass daal dina rek dellusiwaat rek ngir daal di rafetlu mbébét bi nga xamante ni kuréel gi defal nañ ko ndaw yi le te di xam ne lu yàggatul dara dina amal assise bu ñu cakleel wàllum at tàggat yaram foofee ca Diass ci cadre gi nga xamante ni dafay tax mu nekk bërëb boo xam ne investisseurs yi dinañ fa ñëw rek ngir gën a mën a investir lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram ñu teewlu ay kàddu Mamadou Dione ak Mountaga Kane. ñëpp ci war a jàpp. moo tax ba incha allahu semaine yi di ñëw dañuy woote waxtaan sur les assises du sport te bés bu ñu ciy woote waxtaan bi mooy lan dañu bëgg à partir des équipes de sport des écoles de sport yi nekk ci suuf mu am ay convention avec club yu mag yi nekk ci kaw pourquoi pas sax bu ñu demee ba club yooyu yëpp ñu fédéré ko looloo gënati bu baax ñu taxawal dans chaque secteur benn équipe boo xamante ne muy basket bi handball bi football bi làmb ji ak yeneen xeetu sport yi ñu taxawal des clubs yoo xamante ne à l'échelle communale lay doon club yooyu nag bu demee ba définir statut bi bu dee société lay doon wala lay doon bu baax daf ñuy permettre ñun en tant que commune ñu jënd ay actions ñu dugal ci ay moyens yoo xamante ne dina doon moyens yu takku pour que suba ñay liggéey ci club boobu yëpp mën a fayeeku ci club bi muy entraîneurs yi muy administratifs yi muy joueurs yi. n'est-ce pas ñooñu ñëpp mën a dund ci équipe bi dundin boo xamante ne day nekk seen vocation. mi ngi ko tàggat yaram ak rek li nga xam ne mooy tirage au sort bu ñu càkkleel lii di éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2027 Sénégal nag ñoom jot nañu xam ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal di groupe J bi sax na ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo di Soudan Éthiopie ak Mozambique mën a jàpp ne tey ji la ñu ko doon amalee fa nga xamante ni moo di Caire di capitale bu Égypte yeneen nag équipe yi nga xam ne fu mel ni Maroc moom moo jiite ci nag groupe A bi Égypte naka noonu ci groupe B bi Nigéria moom ci groupe bi mu daal di bokk naka noonu Côte d'Ivoire Afrique du Sud ñi nga xamante ni ñooy équipe yu mag yi leeral yi dañ ci ànd ak Jibril Gabi Sakho. ci waajtaayu conquête troisième étoile am Sénégal xam na ay adversaire am ci éliminatoire CAN 2027 champion en titre bi daal di nekk tête bu groupe J ànd ci ak Mozambique Soudan ak Éthiopie mu nekk groupe bu abordable pour gaynde yi ginnaaw statut bi ñu am fii ci Afrique Sénégal nekk équipe bu am effectif waaye itam ay qualité joueur protégé wu Pape Thiaw yile bëgg a terminer première place ci groupe J bile Lions yi sax am habitude di franchir cap bu éliminatoire sans ñu am ci ay jafe-jafe ci at yi ñu génn ñoom ñile war a confirmer seen statut ci 36e édition bi ñu jëm te nga xam ni sax ñetti dëkk ñoo ko organisé mu di Kenya Ouganda ak Tanzanie équipe yi sax daal dina yokk ba 28 ci groupe A bi ñu nemmeeku fa Maroc Gabon Niger ak Lesotho Égypte itam bokk ci groupe B bi ànd ceeg Angola Malawi Soudan du Sud groupe C bi itam mën nañ fa xaar derby ouest africain Côte d'Ivoire dina laale ak Ghana waaye itam Gambie ak Somalie Afrique du Sud moom nekk tête de file bu groupe D dina laale ak Guinée Kenya waaye itam Érythrée ci groupe K bi Mali dina dajeek Cap-Vert Rwanda ak Libéria ci lu soxal groupe L bi tam Nigéria dina am comme adversaire Madagascar Tanzanie ak Guinée-Bissau ñi xaarandi itam ay duel yi opposé yu équipe yi nekk ci groupe E bi ku ci mel ni RDC Guinée équatoriale Sierra Leone ak Zimbabwe première ak deuxième journée ci éliminatoire yi la dinañu ko amal bu 26 septembre joti ba 6 octobre 2026. Jibril Gabi Sakho ginnaaw coupe du monde nag Sénégal xam na ñi nga xam ne ñoom la fas yéene tàggatu ci éliminatoire yu coupe d'Afrique des Nations 2027 mbokk yi fii la ñu daal di yem ak yéen jotaayu xibaar yi sant leen gërëm leen cànd beeg teewlu bi jaajëfal ñi fare woon ci xarale bi ngir xibaar daal di yemb xibaar yi ci kàllamay nasaraan juróom-ñett waxtu lay doon àndi ceeg Mamadou Sy jërë ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm.
Bienvenue à la cité Keur Gorgui. Plus qu'un quartier, un véritable carrefour stratégique où bat le cœur des affaires et le rythme de la vie dakaroise. Tout commence sur cette partie